jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fës doxub ñaxtu bi ñu nam amal nangul nañ leen ko waa collectif ñoo lànk tey ci ngoon lay doon ca place de la nation ñooñi Guy Marius Sagna ak docteur Babacar Diop di sàkku rek ñu bàyyi ñooñee ci marche bi nag di doxu ñaxtu bi ñu ciy woo mboolem sénégalais benn ay bis boo xamante ne door nañu kon njaayum gerte mi liggéeykat yu Sonacos nag ñi ngi ñaawlu gerte gi nga xamante ni ñi ngi koy jël di ko jaay ca bitim réew bàyyi fii këru liggéeykaay yi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu gerte gi fekk baax fii ci Sénégal ñoom syndicat liggéeykat yu Sonacos yooyu doon jano ak taskatu xibaar yi ca usine bu Diourbel daanu addut ci vote bi ñu amaloon ca assemblée nationale ñeel nag budget bu ministère des finances wote boo xamante ne nag kenn yooyu ca yàbbi def nañu ko ci nu mu leen neexee ñu fare ci kujje politique gi ñoo gisee noonu muy nag Déthié Fall ak ñamu àndal jàpp nag ne yëfi daal teguñu ko ci yoon dañoo jalgati sax kon booy xool tëralin bu assemblée nationale. xibaar yi ca bitim réew ca Algérie Abdelmajid Tebboune nag tabb nañu ko njiitu réew bu Algérie ci premier tour bi la téeméer boo jël nag juróom fukk ak juróom-ñetti kon daal dina koy am moom moomee nga xamante ni mi ngi doon janoo kon mi ngi doon kon jongante ak ñeneen foofee bokk na ci Abdelkadir Bengrina mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu daal di koy doore rek ci tënk nag ak kàddu yi nga xamante ne nag ñi ngi koy xaar jamono ji may wax ak yéen nag ci maître Madické Niang mu war koo yëkkati ca dëkk bu sell boobee di Touba Mbacké moom maître Madické Niang nag fas yéene yàbbi rek ci carrière am politique am da koy wëyal am déet lu mu ca mën a doon la ca kanam kon raw li gët kàddu yi mu yëkkati foofee la ca diwaanu Touba ngir fas yéene ko rek leeral jëmale ci askanu Sénégal gannaaw nag kon ndaje la moo xamante ne sekkoon na ko ba noppi ak xalifa général des Mourides dinañ ci dellusiwaat ñu gis nag ne yéenekaay daal am na yenn yéenekaay yoo xamante ne génnee nañu nag benn nag maanaam bataaxal ci seenub yéenekaay di xamle nag ni ñi fare rek kon ci nguur gi dañoo wax ne nag ñoom ca assemblée nationale dañoo noppi rek ngir ñu daal di kon dakkal li ñu ne dañuy yemale mandat yu président yi maanaam président yi at yi ñi toog ci réew mi dañu koy daal di yemale mandat boobu nag la ñu daal di kon bëgg limitation bi nag ñu daal ko fay ne tegg ci suuf loole nag ñu jàpp ni ab polémique képp la de ay kàddu yu tukki kàddu yoo xamante ni jib na te teguñu ko fenn ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare sax ci majorité bi ñi ngi xamle nag di xamal mboolem askanu Sénégal gannaaw liggéey bi nga xamante ne def nañu ko ci ay commission ci weer wi ñu nekk muy nag réunion ak lépp loo xamante ne def nañu ko gis nañu ne amul benn yoon boo xamante ne yéen nañu yàbbi ci limitation mandat bu président Sall ba sax mandat présidentiel sax la ñuy wax ci Sénégal ñu daal di nag wax ci doxu ñaxtu bi nga xamante ne nii nangul nañ leen ko niki tey jii muy collectif boobu duppee seen bopp ñoo lànk tey ci ngoon lay doon ca place de la nation muy nag ñooñi Guy Marius Sagna ak docteur Babacar Diop la ñuy sàkku nag mooy ñu bàyyi seen i ñooñ loolee la ñu bëgg bu loolu weesoo tamit la ñuy gën a bëgg bokk na rek ci courant bi ñu ne dañu koy yokk ñu fas yéene rek dox ba loolee du am ci seen doxu ñaxtu boobu nag ñu ngi ciy woo mboolem sénégalais. COS M23 nag daal di nay rek moom it fas yéene kon amal ab doxu ñaxtu boo xamante ne kon tey jii waa COS M23 ci jéggalu ñoom dañoo fas yéene jàppale rek collectif boobu ñu duppee seen bopp ñoo lànk ci dox bi nga xamante ne nag dañu koy amal wax naa ko sànq liñ ci jublu rek mooy ñu bàyyi Guy Marius Sagna ak docteur Babacar Diop waa M23 nag ne lu soxalit ñetteelu mandat loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg leneen lu ñu bëgg mooy nañu xoolaat article 27 bu charte réew mi dañu ci ànd ak Aïssata Gueye Ba. ñu bàyyi seen i naataango loolu la ñuy bokk ci COS M23 bëgg ñoom ñiy jàpp ne rek xeex Guy Marius Sagna ak ay naataangoom amaloon ci wàllum yokkute courant bi dafa rek jaar yoon ñoom ñiy jàpp ne rek lëkkaloo moo leen war seen biir ngir mën a taral xeex bi. nañ ñu dimbali ñu xeex bi parce que ñun ñëppay sonn te bu guuta amee ñun ñëpp a ci yem foofu la ñu woo Sénégalais yi ñu ngi leen jox rendez-vous suba ñu marche pour ñu libérer ñi ñuy yor
suñu ñooñ ñu den ñu marche pour pouvoir bi dellu ci ginnaaw ci mal gouvernance ñu marche pour la stabilité de ce pays ñu marche anticiper ci problème yi ñëw waxuñu nag ñu marche génn ne dañuy taalloowuñu kenn lakkaloowuñu kenn nous ne sommes pas des sauvages parce que réew mi nañ ko bëgg nañ ko préserver ci jàmm. yeneen ni ëllëg commission orientation ak stratégie ñoom ñi di ñaan rek lii di révision bu article 27 te mu bokk ci constitution bi lee article 27 bi Ablaye Wade président Ablaye Wade sukkandiku woon ba ni am naa sañ-sañu 3e mandat conseil constitutionnel jàppale ko ci mooy fàttali Sénégalais yi que maintenant le conseil constitutionnel ne donne plus d'avis que des décisions irrévocables kenn mënu koo attaquer donc loolu la ñuy ragalaat mu ñëw parce que constitution bu 2016 bii même article la fa ne amul benn différence ñu gis président de la république boo xam ne jox nañ ko cër nangul nañ ko kilifteem wante ay la yëwoon saa yu ñu diggee joxe kàddoom duñ gis mu jafe ko ci ay décret yu muy joxe ci lu bëri ci damay wàññi sama mandat donc président de la république boobu bu demee ba ne waat wax naa leen fii la yem te wax ja leerul fu mu dem ba bitim réew ñu laaj ko mënul wax lu leer naan dafa anticiper teel na kooku mënuñu ko wóolu qu'on révise parce que à l'issue normalement de ce dialogue il y aura des réformes qui seront soumises à l'Assemblée nationale qu'on révise l'article 27 par l'intégration d'une disposition transitoire qui dira que le mandat de 7 ans révolu est comptable des 2 mandats du président de la République. ñii nag di COS M23 bëgg gën a taral seen xeex ñuy laaj rek ab audition ci affaire SDE ngir rek jëmam kanam bu Sénégal. vote bu budget bu ministère des finances nag ñu gis rek ne 2020 kon daal di nañ koy rek jàpp mu amal ko ci assemblée nationale waaye nag la ca yéeme nee nañ amul benn débat maanaam yooyu ñu yàbbi wote nañu ko rek ci noonee ñi fare nag ca kujje ga loolee nag mernoo la leen ñoom député yooyu ñu ne nag démocratie ba moo ca dellu gannaaw ñu féetee ci majorité bi ne amul benn jalgati boo xamante ne def nañu ko ci tëralinu assemblée nationale Mohamed Samb ñu teewlu kon député yooyu yëkkati ay kàddu ci micro Mohamed Samb ak Youssou Baro. situation bu ñuy ñaawlu on ne peut pas tey Sénégal ak fi mu toll ñu fiy wax ñoo ngi pare marathon budgétaire ñu naan un vote sans débat mosul am te le président Moustapha Niasse ak expérience bi ñu ko xamal warul woon nangu tey ñuy pare marathon budgétaire benn député di jóg di proposer que ñu procéder à un vote sans débat alors que en réalité tey ñetti discussion générale ñoo waroon am document bi ñu waroon njëkkoon lii dafa waroon am discussion générale bi ci am beneen bi ñu liiraat amoon discussion générale bi ci am nan la ñuy mën a ci Sénégal gi ak fi mu tollu tey nga xam ni ñoom ci seen bopp ñoo ni jàngal ni yenn intrants agricoles yi paysans yi taxaw di ko xaar naan di ko xaar nit ñoom seen biir ñoo ngi koy séddoo yeggul ci ñoom ci contexte yooyu ñu war a ñëw wax doléance population yi ñu ni un vote sans débat alors que tey jii nii ñun ñëpp xam na ni y a un manque de patriotisme économique national. non loolu du ma ci d'accord ndax le règlement intérieur de l'Assemblée nationale moo prévoir vote sans débat su benn collègue député jógee proposer benn ni dañ koy voter sans débat donc dañuy xaar un avis contraire su fekkee avis contraire am na léegi on soumet au vote li nga xam ne nii proposition bi nga xam ne moom la collègue député bi def loolu nag moo am tey collègue député bi. wax na nañu def sans débat ñu voté ko majoritairement ñu voté proposition boobu moo tax tey ñu def sans débat. pexe parlementaire dafa am pexe parlementaire mooy bu ñu voté lépp ba mu des l'ensemble du texte bala ñu ko voté dañu am nga droit jël kàddu bu desee benn vote rek nga jël kàddu mooy li ñuy wax explication de vote. ministère bi def comment di porter rek mais il y a eu un débat par ministère sectoriel donc il faut pas que waruñu yàq xel Sénégalais du dëgg. dinañ amal nag benn programme boo xamante ni jëm na rek ci jëlee gone yi ci mbedd mi du yàgg dara muy xibaar bu tukkee nag ci jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk soxna yi ak njaboot gi di Ndeye Saly Diop Dieng moom nag daan nay àddu tamit ci maanaam vote bi nga xamante ni ñi ko doon amal ñeel nag budget bi ñu ko jagleel ci fàttali nag kon ëpp na 20 milliards ak benn assemblée nationale nag ña ngay xaarit yàkkamte adopté lool li nga xamante ne jëm na ci criminaliser viol fii ci Sénégal di càkkuteef Mohamed Samb Youssou Baro. Faire un plaidoyer pour le retour du parlement des enfants. yegg ci kaw xale bu jigéen nekk loo xamante ni sëy dañ ko banaliser waaye itamit lépp luy ñaawteef ak métit te ñu ko teg ci jigéen ñi
li nag assemblée nationale di ko ñaawlu ngir ñi nga xamante ni si ñoo di député yi faaw rek ñu criminaliser lii di viol. projet de loi bi président Macky Sall waxoon mu jëm ci criminalisation du viol ak pédophilie te bu loi boobu noonu tey ñëw assemblée nationale yaakaar naa dañ koy coytu bu baax a baax parce que bii part du ñu nangu loi bi ñëw grâce da ci dugg loi bi ñëw ñuy wax ay liberté provisoire da ci di dugg ci yenn cas yi day nekk loi boo xam ne buñ la ko daanee da ngay tëdd giir dund wala da ngay tëdd 25 ans wala da ngay tëdd 30 ans grâce du am. moom joriñ yi ñu dénk nag lu aju ci wàllu jigéen ak njaboot yi di fësal mbébétam ngir rek ñu jëlee xale yi ci mbedd mi. li ëpp solo mooy aussi ñun tamit ñu jël engagement en tant que état bés bu ñu defee la cartographie des daara ñi nga xam ne c'est des daara normé nga xam ne ñoom dañu ñëw pour jàngal alxuraan ak ñi nga xam ne dañu ñëw pour def leneen ñu dissocier leen ñii ñëw pour jàngale nga xam jàngale mooy seen métier ak toppatoo xale jàppale leen renforcer leen. ñaari jafe-jafe yoo xamante ni si nguuru Sénégal war na def ay jéego ngir mun ko fi jëlee moo di li ñuy duppee violence basée sur le genre waaye itamit lépp lu aju ci état civilu xale yi. ñu mun ko respecter. tous ces fléaux qui vraiment freinent l'évolution des femmes war nga regresser parce que def nañ ci lu bare avancé nañ ci fii suñu dëkk rawatina nag ci plan Sénégal émergent nga xam ne Sénégal dafa teg au cœur de son programme les femmes et les enfants. audience foraine dañ ko war a génne ci réew mi ndax xale bu juddu dañ laa war a yóbbu déclaré la wutal la kayit juddu wutal la ndey wutal la baay ba nga xamante ne alhamdulilah rabbil alamin boo juddoo nga la temps laa juddu mais ay kayitu juddu yooyu moom war nañ ko mën a éliminer ci réew mi. pencum ndaw réew mi di xaar loolu ak yàqamti li nga xamante ni si moo di loi bi criminaliser li nga xamante ni si moo di viol loole nag bu ñu sukkandikoo ci député yi mooy li nga xamante ni si dina mën a tax ñu jëlee fii jëf ju ñaaw jëlee. Mohamed Samb ñu lay jaajëfal waxoon nañu ko ci ponkum xibaar yi gannaaw ndoxteelu nag njaayum gerte bi di campagne bi liggéeykat yu Sonacos ña ngay naqarlu gerte ga ñuy jël nag di ko jaay ji ca bitim réew bàyyi fi nag industrie locale bi loolee nag ñu ne xel mënu koo nangu liggéeykat yooyu fare ci syndicat yi nag ñu ngi doon amal janoo ak taskatu xibaar yi ca usine bu Diourbel dañu ci ànd ak Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ay bët yu taa lañu wone li nga xamante ni moom moo tukkee ci campagne yu njaayum gerte gi semaine ginnaaw bi ñu ko dàmbalee usines yi mel na ni fi mu nekk nii dara nekkagu fa. ñu ñëw jël gerte gi commencé nañu jël gerte gi nga xam ne moo war a nekk jiw bu déwénee béykat du fi am jiw. tey jii li ëpp ci gerte gi mu ngi ci ay conteneur ci pooru Dakar war a jëm bitim réew. gerte gi nag commencé nañ koo chargé ci ay conteneur ak ay camion jubale ko pooru Dakar. ñuy xaar nag nguur gi yee ci yàbbi jël ay décision yu am solo. autorité de jël ay responsabilités il faut arrêter la fuite des graines d'arachide pour éviter que l'année prochaine qu'on ne puisse pas avoir de semences pour les paysans. Voilà l'appel que nous voulons lancer moom la ñu bëgg a lancer fii ci Diourbel pour que président jël ay responsabilités engagé na nit kooku def bis. suñ ko deful lépp luñ defoon ci effort war a yëkkatiwaat Sonacos day mujj naax saay. du benn chinois ay sénégalais yoo xam ne ils sont pas patriotiques ñooy def actes yu mel noonu te dafa am benn décret de 2010 kii di bala ngay jaay gerte ci biti bu campagne jotee nañu fexe ba usines yi ñu approvisionné leen ba ñu am lu ñu defar ba doomu Sénégal yi mën a liggéey ku jalgati loolu da ngaa nekkul ci yoon donc autorités yi ñooy jël seen responsabilité. ci conférence de presse bi nga xam ne moom la ñu amaloon ci usine bi nekk ci Diourbel liggéeykatu Sonacos yi ñu ngi woo ñi nga xam ne ñooy béykat yi ñu gën a jox yitte seen. lu soxal wàllu gerte googu sax mboolem transporteur boo xamante ne nag yoroo këyit buy wane ni dangaa war a nag kon transporter maanaam yàpp gerte dinañ daal di rek teg ay daan ci sa kaw loole nag di ay matuwaay yoo xamante ne dañu koo jël paysans yi nag di baykat yi ñu ngi naqarlu boobeep matukaay ndax dañu gis ni dañoo rek kon bëgg kon daal di xeex ñenn ñi nga xamante ne seenu gerte njëgg ñi ngi koy jaayee lu ëpp li nguurug Sénégal wax muy ñeent fukk ak ñaax waaye dañoo gis ni tamit lu soxal matuwaay boobu nag Sonacos da saa bokkul kon dafa mel ni Sonacos la ñuy dooleel ci wàllu woowee Cheikh Tidiane Cissé moo daal di yëkkate ay kàddu ci baykat yooyu nag di wax rek ne loolu nañu ko daal di dakkal nu mu gën a gaawee lu ko mooy daanu wàcc ci mbedd mi ñaxtu ñu teewlu ko. mooy
naxar ak métti lañ gis ci situation bi nga xam ne suñuy membre on nañ ñu ne am na ay camions yoo xam ne ñu ngi leen jàpp Kaolack ci contrôle économique te dañ leen amandé xaalis bu bëri loolu wax dëgg yàlla mënuñ ko nangu lu tax mënuñ ko nangu mooy camions yi dañ leen laaj ay lettre de voiture yooyu Sonacos rek moo ko mën a joxe mais Sonacos moom mi nga xam ne dégg nga maam gerte gaa ngi sur le terrain ñu koy jaay mais na ko jënd au même prix bu boobaa dana mën a am gerte mais su buggee ne dafay jënd prix bu nga xam ne dégg nga maam du mën a nekk prix marché bi mais ñun béykat yi duñ fay kaas yu nga xam ne tojuñ ko léegi nag problème bi mooy dafay mën a jënd munta jënd mu bàyyi ñu ngi wax nag ministre de l'agriculture bu mu déglu ñi nga xam ne dégg nga maam dañ koy dugal ci goutte parce que ñun problème bi ñun béykat yi am na fu nga xam ne bu ñu fa tolloo dinañ taxaw ñaxtu problème bi pour yëgal ko président de la république parce que mënuñ d'accord dégg nga Modou Diagne Fada gerte gi mu amoon au niveau dégg nga maam de Kaolack booy dem Dakar mu jaay ko lépp chinois yi dégg nga maam démb ñu dégg ko ci waar wi muy wax ne alors gerte gi nga xam ne mooy kemb gi aussi jël na ko jaay ko dégg nga maam ay Angleterre donc nekk exportateur comme chinois yi donc na jënd prix comme chinois yi mbala dégg nga maam duñ ko jaay suñu gerte. ñu àddu ci wàllu wér-gu-yaram ak jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu ko dénk nag mi ngi doon amal rek benn nag lancement jëm ci séddale garab ci feebar yi nga xamante ne nag dañu koy soofantal mu doon feebar yoo xamante ni lu ñu war a bàyyi xel la fii nag ci Sénégal booy xool sax ci fukki fan ak juróom jàpp kon fanweeri fan ci weeru décembre atum 2019 dina amit ay daara yoo xamante ni daanu ko wër rek ci réew mi ngir mën faa séddale garab yooyu mu jëm rek ci xeex bi Ibrahima Diame lañu ci àndal. ci waa organisation mondiale de la santé lu mot milliardu doomu aadama ci biir àdduna bi feebar yi ñuy duppee maladie tropicale négligée lal nañ leen fii ci Sénégal nag lu ëpp fukk ci feebar yooyu le daanaka dañ fi lal basang bu ñu sukkandikoo ci ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr doon lancé campagne bi ñu jagleel xeex feebar yooyu le mais campagne bi campagne yu Sénégal yëpp la dañ ko lancé fii rek si Kaolack mais campagne yu Sénégal yëpp la ñu lëkkaloo si ak ministère de l'éducation nationale parce que dañ dem si école yi dem si daara yi dem si koñ yi fexe ba fépp foo xamante ne xale mi ngi fa ñu mën a taxaw effectivement jox la garab yi mais garab yi di pour xale yi rek mag ñi xamante ne ñoo dëkk si zone endémique itam bokk nañ si garab yooyu may wax ndëkk quand même que population yëpp ñu jàpp ne campagne bi seen campagne la parce que xeex maladie yu mel noonu mooy fexe ba suñuy xale dëgër ba ëllëg ñu mën a participer au développement. jigéen yi ak xale yi ak ñi dëkkee ci biir àll yi nga xamante ni amuñu ndox mu sell ci hygiène bi demeewuñi ñoom ñoo gën a exposé waaye nag ministère de la santé taxaw na pour xar tànku tubéyam xeex li ni mel jaarale ko ci campagne de distribution de médicaments. maladie tropicale négligée nag xam nañ ko mais yi si gën a fës mooy lépp lu jëm si onchocercose lépp lu jëm si wàllu xuxaan ak leneen ak ñi xamante ne dañu am tànk yoo xamante ne. donc vraiment dañ si war a intervenir ñu ñëw nag fii si Kaolack pour lancer campagne. ci xeex bi la nag Sénégal mu ngi am njàppal waa bokk na ci OMS mi nga xamante ni seen représentante teewee na cérémonie de lancement bi la rafetluwaale nag effort yi mu jàpp ne Sénégal mu ngi koy def ci xeex feebar yooyu la ñu jàpp ne fléau mondial. ci diwaan yu Louga ak Kébémer nag ay ndongo yoo xamante ne ña nga bokk rek ci club yi ñu duppee EVF yu département yooyu nag ñoo amal doxu ñaxtu di rek kon wane li am nag ci département yooyu ak sax yenn ci département yu Sénégal muy teel a may léeg-léeg waaye tamit xale yu jigéen yi nga xamante ne dañuy teel a wan lor loolu yëpp nag di indi gàllankoor ci seen jàng ndax ñu baree bari loolee bu leen dalee boo xoolee dootuñu mën a dem daara loolu nag la ñu bëgg mu daal di jukkoon ci réew mi. ñu teewlu seen i kàddu ci micro Thierno Fall. waaw donc am na JEP depuis un certain temps mi ngi def ay études chaque fois di xayma ñaata xale ñoo ëmb wala ñaata xale la ñuy maye ci école yi mais gis nañ ne vraiment lim bi jéggi na tey loolu moo tax vraiment jot na autorité yeeg ñëpp taxaw ci pour sensibiliser xale yi si mariage et grossesse en milieu scolaire mais aussi ci sëy yeeg ëmb yu teel yi. waaw parents yi dañ leen di sensibiliser rek di leen ñaax parce que léegi jamono ji dafa doy waar te xale yi léegi ak nouvelle technologie yi vraiment kenn mënatu leen a contrôler mais des nañ wasu àq rek ñoom nañ bay seen waar ci kër ga bu ko defee professeurs yi ñoom it ñu góorgóorlu ci école ba donc comme ni ngeen ko gisee xale yu Louga yëpp génn nañ vraiment di gërëm bu baax a baax waa JEP di gërëm aussi partenaire bi ADEMAS Shops Plus.
ca diwaanu Tambacounda moom benn campagne moo fa am muy campagne interrégionale boo xamante ni mi ngi aju rek ci li ñu duppee nag kon dividende démographique bu nu ko déggee rek muy tolluwaay askan wi ñu fexe rek ba mu méngoo ak tolluwaayu koom gi. Astou Diouf moom mi nga xamante ni moom mooy directrice bu équité ak genre moo ca yëkkati ay kàddu rek moom nag li mu xamle rek mooy faaw ñu sukkandiku ci communicateur traditionnel yi ngir nag xeex bi gën a ñoŋ. dañuy dem ba diwaanu Tambacounda fekk ji fa Moussa Omar Gueye. ñu toogal nguur seet nañu ba seetantal ni am na lenn loo xam ni dafa jëm ci wàllum capture dividende démographique mu nekk ay kàddu yoo xam ni dafa dikk ngir nag ñu wesaare ko askan wi jot ci ala kulli alin faaw ñu jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñooy réseau national communicateur traditionnel yi ngir askan wi xam ana lan la wundu li ñu naan dividende démographique. Astou Sène mooy directrice nationale bu équité égalité de genre nekk ci jëriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum njaboot gi mi ngi amal tukkib nemmeeku ci juróomi diwaan yu faree fii ci bët penk ak bët saalumu Sénégal. dividende démographique nag su ma ko doon tënk ci wolof mooy la nga xamante ne bu ñu toogee di xayma ni population bi di jëmee kanam mu war a bañ a nekk loo xam ne dina gàllankoor koom-koom ak jotinu nit ñi ci koom-koom gi. faw mu nekk capital bu am wér-gu-yaram faw mu nekk ñoo xam ne am nañu xam-xam xerañ nañu faw ñu nekk ñoo xam ne ñoo ngi liggéey pour yokku réew mi mais jëriñu ci seen njaboot jëriñu ci. El Hadj Abdou Aziz Mbaye muy coordonnateur national réseau des communicateurs traditionnels moom nag mi ngi wane yoon wi ñu war a jaar ngir askan wi li nga xam ni moom lañ ci war a xam ñu daal leen koy yeggee ci anam yi gën a ñoom. réew nag bu dee avancé war a jëm ca kanam dañuy seere taxaw. korosé suñuy loxo ni ko suñu naal waxee jàppaloo te déggoo yërëmante bu ndee dox ku nu gëstu nga nekk ci ginnaaw ñu xaar la ba nga ñëw ñu fokkaale la jëm ca kanam mooy le Sénégal émergent loolu moo tax communicateur traditionnel yi ci ndigalu El Hadj Mansour ànd ak direction bi nga xam ni madame Astou Diouf moo koy bi mu ko jëlee léegi fukki fan ak juróom lay war a toll ni dama bëgg ñu ànd comme ñu jóge woon Nairobi ñu ànd dugg ci réew bi. Tambacounda jàpp nañ ni am na benn ndaje mu waxtaan boo xam ne danañ ko def ci talaata ji loolu nag ngir waajal benn xët boo xam ni dañuy xool yoon wi nuñ ko war a mën a jaaree ngir lépp li nga xam ne ñu ngi koy siy séentu ñu daal di koy mën a jot loolu nag di ko def ci ndimbalal Fonds des Nations Unies bi ngànk lépp lu jëm ci wàllu askan wi mu ñu naan UNFPA. Moussa Maguette ñu lay jaajëfal bu baax a baax communauté internationale nag financière mi ngi waajal rek benn ndaje mu soxal nag borub Afrique jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllug finance di koppar yi yeyul yàbbi nag ci bor boobeek tolluwaay bi waaye li leer ba leer ak li mu xamle mooy diggante novembre 2018 ba fanweeri fan ci weeru novembre 2019 nag Sénégal def na ay jéego yu bare bari ci wàllug recette maanaam koppar yi nga xamante ne kon am na ko. ndax loolu sax bi ñu ko xaymaa kon toll na ñeenti téeméeri milliards ak juróom-ñaar mbaa lu ko ëpp yoo xamante ne am na ko ci wàllug recette ñu teewlu Abdoulaye Daouda Diallo ci micro Mohamed Samb. budget bi nag dafa nekk budget programme boo xamante ne si bu am solo la ndax mooy nekk bu njëkk boo xamante ni si dafay am ay coppar yu ci am loolu moo tax fàttali naa ko député yi waaye itamit jot naa fàttali. performance yi nga xamante ni si moo ñu indi ci résultat yu am solo yi yooyu la performance nag moo tax ñu am ay recettes yu am solo ba boo ko nattee diggante at bi passé ak at bu ren bi di nga xool ni ki Sénégal am na lu bari lu yokk ci wàllu xaalisam loole nag booy xool lu toppal 2,000 milliards am nañu ko ci xayma bu gën a gàtt budget bi yëpp nag boo ko tënkee rek lim lay jox moo di lu ëppal 4215 milliards mooy budget global bu Sénégal ci atum 2020 bi nga xamante ni si moom la ñu jublu. ñi nga xamante ni si nag ñoo di communauté internationale financière ñoom ñi ngi gën di wóolu njiiti réew mi président Macky Sall ak waa Sénégal ndax kuréel googu sax moom dafa fas yéene rek amal ndajeem bu njëkk bu muy amal fii ci Afrique ci wàllu dette di maanaam bor yi. fii la koy amalee ci Sénégal.
ca diwaanu Ziguinchor nag kaso ba xat na moo waral nag tey jile ñooñu caabi féete gannaaw nag ñu ca bari ñu fas yéene rek kon jàllale leen nag ca kaso ba nekk ca Bignona ki ko xamle nag di colonel Jean Bertrand Bokandé mi nga xamante ne moom moo jiite kon administration pénitentiaire di directeur ba moom moo wax lu ni mel ndax foofu gis nañu ne nag tolluwaay ba fi mu ne nii ak la fa nekk ci doomu aadama xajatu fa ba tax na nag faaw ñu jàllale leen kàddu yi nag mu yëkkati ko rek ci bi ñuy daloo benn centre foofu centre bi nag ñu fas yéene tàggat fa mboolem ñoo xamante ne caabi daf leen a féete gannaaw ngir bu ñu génnee ñu am ca lu ñu jàpp ñu teewlu ko colonel Jean Bertrand Bokandé ci micro Boubacar Diassi. mag bi moom loolu constat la mag bi xaw na xat ba tax na fu mu ne nii am nañ xalaat bu bees boo xam ne dañu bëgg a yaatal bérébu magu Bignona yokk ko ba tax ne condamné yu Ziguinchor dinañ leen mën yóbbu ñu purger seen peine à Bignona léegi mag bi nag dañ koy jagleel ñoo xam ne dañuy xaar ñu àtte leen. ñu woon fii ci ubbite espace de réinsertion bi lu am solo si suñu liggéey comme ni ngeen ko xamee ñun dañuy aar taxawu kaaraange détenu mais également war nañ leen toppatoo ba suñu génnee mun amal njëriñ askan bi moo tax tey ñu inauguré espace bu am solo bi fii soo ko gisee am na ay atelier couture atelier du mu tudd art gis ngeen lal yu rafet yu ñu def fii mais également aussi ci fan yi di ñëw dinañ créer atelier yoo xam ne ñooy def ay genre moule ay colustra et puis également espace multimédia wax leen tamit am na un espace fii atelier de coiffure pour homme moo xam ne mi ngi dox. waa armée de terre nag dañuy rek kon soppip colka dootul doon tenue yi ñuy sol jamono ji loolee ci weeru avril 2020 kon ca la ñu fas yéene rek amal yeesal googe ñu ne nag yeesal gi du ca yem ndax mboolem unité yu armée bu Sénégal daanu fexe tamit ba ñu mën a jotee ci nag ay ngànnaay yu mucc ayib ancien semga bu armée de terre moom moo xam ne lu ni mel Cheikh Sène ba muy dem rek fële ca zone militaire numéro 3 bu Kaolack fële ca camp Sémou Djimit ñu teewlu ko ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie. ci liggéey bu ñu sumb ngir gën a améliorer maanaam gën a ñoŋal anam yi soldaar yi di liggéey ak tamit seeni nekkin mën nañ jàpp ne jot nañ ci def ay jéego yu am solo te loolu nag dañ koy wëyal. Ainsi, le programme de renouvellement des armes se poursuivra pour à terme de doter toutes les unités des armées de. ci biir loolu li sax am na programme bi nga xam ni am nañ ko ngir gën a yeesalaat gën a beesalaat armée loolu dinañ ko poursuivre pour unité armée yépp ñu mën leen a doter ay armée yu bees tàq daañu tamit ci lu yàggatul dara généraliser tenue de combat bu bees yi nga xamante ne ñoo ngi koy defar tamit pour unité yépp rax ci dolli fileek atum 2020 tamit daañu soppi tenue soldat yu ñuy duppee armée de terre kon maa ngi leen di ñaax ngeen woy di doon ay jàmbaar yu faq tëdd yu professionnel bëgg seen réew pare nag joxe seen bakkan ngir réew mi te kenn du leen gàcceel. L'excellence qui est gage de succès et d'efficacité. man ko ñu ngi ko doon wax sànq ci ndoxteelu xibaar yi muy nag maître Madické Niang doon yëkkati ay kàddu ca dëkk bu sell boobee di Touba doon nag wax ci carrière politique am lim ci xamle nag mooy moom noppi na ci sos say parti politique fi mu ne nii nag ci ndigal lay wéy maanaam lépp lu xalif bi wax loolu nag ci lay daal di wéy rek moom moomu di maître Madické Niang. xibaaru bitim réew yi ci Algérie Abdelmadjid Tebboune nag tabb nañu ko njiitu réew moomee ci premier tour bi nag téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñett ak yu toftal moom nag la am autorité de régulation des élections moom moo ko xamle mu nekk jongante boo xamante ne ci alxames ji lañ ko doon amal yemoo ko fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gannaaw ab boycott boo xamante ne nemmeeku nañu ko foofee ca réewum Algérie moom nag jàppale ni lu ëpp 4 millions ci doomu aadama ñoo ko sànnil xob ci ñaar fukk ak ñeenti millions électeurs ya fa nekk moom nag kon président bu yees boobee nag mu daal di raw ay adversaire am bokk na ci Abdelkader Bengrina. yàlla ci tàggat yaram.
tàggat yaram Sadio Mané nag nekk kon joueur Afrique bu gën a xarañ joueur africain de l'année moom la ñu ko tabb confédération sportive africaine moom moo ko daal di kon tabb loolee gannaaw nag ab vote boo xamante ne def nañu ko ci juróom fukk fédération yoo xamante ne nii ñoo voté lu ni mel moo waral tey jilee moom doomi Bambali jooju nag ñu daal di koy ràññee muy footballeur bu gën a xarañ ci Afrique ci at mi ñu des ba tey ci wàllug football petite catégorie nag ñu gis ni fii ci Sénégal daal ay jéego am na ci directeur technique national bi moom moo ko xamle di Mayacine Mar ndax loolu nag la jàpp ci jamono ji ne petite catégorie bi kat ni ñuy doxee fi mu ne nii ma ngay gën a jëm ca kanam Mayacine Mar moomu ci fàttali ñi ngi doon wax sax ab jugeem kon ci direction boobule ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadibou Diarra. Mais j'estime que en tout cas durant mon magistère pour lequel je suis encore je crois avoir quand même. lu mu tuuti am na lu ma def ci football bi suñu liggéey baax na tànneefu tàggatkatu yaram yi jaar na yoon ñooñu itam ñu ngi leen tàggate ci ay stade am na solo loolu bokk na ci li tax ñuy am ay résultats yu baax jamono ji man daal maa ngi fi ma nekkoon am naa jàppandalu maître Augustin Senghor président fédération sénégalaise bu football ci li ma jitteel loolu moo am solo. du plan de la fédération c'est ce qui reste pour moi. Le reste ça compte pas pour moi. ma ko suñuy nattaango yu igfm.sn ñooñu baaxee xibaar boobee ñu wéyal ba tey tàggateeram ci wàllu boxe sawat la ñu koy wax ak championnat du monde bi nga xamante ne nag ñi ngi ko fas yéene rek kon daal di amal ca stadium Marius Ndiaye mu soxal nag ñi amagul juróom benn fukki kilo ak juróom ci boxeur yooyu nag bokk na ci sénégalais bi di Mohamed kon Diaby moom mi nga xamante ne nag fas yéene taxaw ngir défendre couleur yu Sénégal la muy sàkku rek ci nag doomi Sénégal yi mooy nañu ñëw foofu ci stade Marius Ndiaye ngir rek supporter ko ñu teewlu ko ak Cheikh Sadibou Diarra. Je suis prêt, je sors de l'entraînement tout de suite, on a fait une très bonne séance avec des bonnes sensations. lépp yemb na amal nañ ay entraînement yu baax maa ngi xaar dimanche jot ma def li ma war sama adversaire russe la ku ràññeeku ci boxe savate ba tax maa ngi xaar jongante bu tar bu saf bi sax moo nar a nekk sama jongante gu mujj ci wàllu woowee ndax man boxe anglaise lay def te itam la ma ci sàkku rek moo di wuti sama qualification ci Jeux olympiques yi di ñëw loolu moo waral ma bëgg am génn gu rafet gu yànj sax bëgg nañ daal yëkkati raaya réew mi di Sénégal fu kawe waaye nag faaw sénégalais yi jàpp si dugg bi amul benn fay su stade Marius Ndiaye feesee rek ambiance day am te dinañ mën a wax ni réussir nañ suñu événement bi. Si le stade Marius Ndiaye est plein à craquer avec des supporters sénégalais des gaynde qui mettent l'ambiance ce sera une belle. laata ñuy jàll ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi ak tiis wi nag dal ki kaw rek kon waykat yu Sénégal rawatina ak lamb gënoon nañ ko xam ci lamb moom waykat boobu di Doudou Seck ñu gën ko xam ci Doudou Yakat yi daal dinay rek génn àdduna gannaaw nag feebar boo xamante ni da ko tëraloon ay jegeñaaleem ak rek mbokkam ñoom ñoo xamle lu ni mel ci àjjuma ji nag la daal di noppalu mi ngi toll woon ci juróom benn fukki at ak juróom moom moomu nekkoon pensionnaire bu théâtre national Daniel Sorano Doudou Seck ñu gën ko xam ci Doudou Yakat yi ñu gënoon ko xamit ci lamb ndax bari na la mu daan teew rek ci stade yi di rek teewe lamb yi ñu ñaan suñu borom rek kon woyofal suuf ci kawam te xaare ko ca àjjana yi gën a kawe xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tey la góom di way dëtt baa mu way deret ça passe ou ça casse le journal La Tribune bind ci xëtamu njëkk li ko tax di wax moo di doxub ñaxtu bi waa ñoo lànk ñoo bañ war a amal tey jii ci ngoon ngir jébaane ci yokk gi ñu yokk njëgu courant bi ak jàpp gi ñu jàpp ñoom Guy Marius Sagna doxub ñaxtu bi journal bi xamal nañu ne seeni borom am nañu ci autorisation mu des nag léegi ndax askan wi danañ leen wuy ci la Sénégal nañu loolu nag mooy wax ji défi de mobilisation moo nekk ci kanam moo ñoo lànk gi bëgg a manifester tey ji Le Quotidien moom jàppe ko pare mu di fexe ba bu ñu wootee askan wi dem wuy ji leen source waa xamal ñu ne manifestation bi autorisé nañu ko lii ci des nag léegi moo di xam ndax ñi ko woote danañu ca wéet am déet ne diggante bi ñu bëgg a dox bari na ay kilomètres la boole ceekit ñi ko war a amal seetlu nañu ne bu dee nekk ci télé yeeg rajo yi di wax kenn mënu leen ci waaye bu desul dara lu dul war a dajale am mbooloo moom mooy loolu leneen lu ci journal source waa gisaat moo di takk der yi duñu leen may dara tey ji ci ngoon ndax gis nañu fi li fi xewul bu yàggul ca buntu palais ba ca la ñu jaare woon tëbal commissaire Ndour ma jiite woon police centrale mu leer ne ngoonuk tey ji bépp manifestation
manifester kat bu ci bëgg a boole lu ci bokkul dootoo ko defati jëf ji woon keroog àllarba mu di policier bi xaru woon bëccëgu ndara kàmm ca marché Sandaga l'observateur xëyaat na ci xëtam mu njëkk ubbil journal bi moom Gabriel Blaise Basse journal bi nee nañu ay mbokkam mer nañu lool li ñu naan Gabriel dafa amoon jafe-jafe xel àndutoon ak boppam loolee njaboot ga dàq nañu ko weddi nañu ko ñaawlu ko teg ci Charles Mendy mi doon wax ci turu famille bi l'observateur nee nañu moo ko weddi nee na loolee amul lu ci am leneen journal bii di waa Grand Place nee nañu mooy Gabriel Blaise Basse naruta am ay funérailles ndax dafa xaru te église catholique bi du jullee ko xaru ñi faatu bu nuppi tey dundal ñiy dund ci ñoom la Soleil national xëy defub gëstu ci ñiy liggéeyee ci armeel yi ñiy toppatoo sëg yi gaskati bàmmeel yi ba ci ñiy tabax xabru yi ñoom la journal bi seeti waxtaan ak ñoom la mu tënkee ca waxtaan wa moo di ñi faatu am na ñu ñuy dundal li dee bay bëgg a yegg ca daali ja l'observateur nee nañu moo di usine bii di seen Iran Auto usine ba léegi aw tur rekk la dese waaye faatu moom def na ko bu noppi Hadi Nasri mi ko jiite ne journaliste l'observateur yi usine bi moom daanaka gasax na nañu fa yaakaare lu nekk ba mu des di defari wata téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñeent état bu Sénégal dugal na ko ci njëndum oto ci diggante 2012 ak 2018 xibaar baa ngi ci xët mu njëkk Vox Populi 2019 rek dugal nañu ñetti milliards ak ñeenti téeméeri millions ak juróom-ñeent fukk ci njëndum oto te ñoo ngi sóor yeneen juróom-benn milliards ak juróom-benn téeméeri millions yu ñu ci war a defaat 2020 bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu ñu nangoo ci ministre finance ak budget di Abdoulaye Daouda Diallo saf na sàpp ci yéenekaay ñu xëyandool Le Quotidien nañu li ñu ko defal keroog ci assemblée nationale mu di wotel ko budget sans débat yëf yi dafa jur coow lu rëy ne am nay député yu fare ci nguur gi amit ay député yu fare ci opposition bi nee nañu li ñu ko defal moom Abdoulaye Daouda Diallo ñi ko def teguñu ko fenn opposition bi ne guléet ñuy gis lu ni mel ci assemblée nationale député Seydou Diouf bokk ci majorité gi jàpp ne wot sans débat gi jaaduwul mënoon naa am débat l'observateur nañu l'honorable député Abdou Mbow it loolee la gis ñu gis ci xët mu njëkk Sud Quotidien enquête bu yaatu bu mu def ci jafe-jafe yi tukkikat yi di dund ci yoon wi dox ci diggante Ziguinchor ak Guinée-Bissau force de sécurité yu ñaari réew yi la ñuy tuumal ne ñooy taxaw ci frontières yi di racket nit ñi 2018 rek rompat nañu ci poste askan wi ak bu trésor 350 millions te du mujj fenn ndax seetlu nañu ne kii faral di lakk mooy ki amul kuddu di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru libération yeggee nañu fa lu yéeme te doy waar lu fa xew trafic de drogue moo am ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru benn agent buy liggéeyee ci kuddu moo doon jaay yamba ay étudiants yu nekk ci université ba. sant la gërëm la Mamadou Mouhamed Ndiaye yéen it sant ñu leen gërëm leen yéen ñi farewoon ci machine bi ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen.